9h14 minutes sur la première radio digitale du Sénégal, King FM. Merci de nous rester très fidèles sur cette belle fréquence. Bienvenue à toutes et à tous. Destination 11h, vous êtes dans 9-11. Merci à toute l'équipe de King Morning qui était là depuis ce matin. Doon leen gunge ñoom ñoo leen di yee ci première radio digitale bu Sénégal. Monsieur Al ak équipe am bu ñu xëyee gunge leen ci matinal bi nga xam ne moo jiitu fii ci Sénégal. Bu ñu noppee nag ñu ànd ak yéen dàbbali ci yor bi ànd ak yéen ba 11h suñu jotaay bi la yéen a ngi koy bëgg miin ci kanam tuuti dañ ànd ak rédaction bu King FM jukki ci li nga xam ne moom la ñu préparé de ce matin. On est mercredi tey di bés boo xam ne nag économie dina ci am doole waaye it dinañ waxtaanee actualité ci info expliqué ak actualité commenté naka noonu dinañu jukki lenn ci serveur u King FM bile nga xam ne dañ leen ko jox ñu tuddee ko répondeur bu King FM jël ci ay mbir jox leen sommaire baa ngi noonu dama leen a xaw a junj rek waaye xam ngeen ni xibaaru dem beeg dikk bi dina bokk ci jotaay bi ndax dañuy bëgg a xam nu tali bi demee bu ko weesoo également di ngeen am reportage du jour ba tey ci économie lay doon invité bi comme chaque matin tey dinañu ci actualité bi nga xam ne dinañ ko waxtaane danañu làmb kenn benn expert boo xam ne xam-xamam dana màcc li ñu war a waxtaane ci suba si ni ngeen ñuy seetaane wala ni ngeen ñuy dégloo noonu ngeen ñuy seetaane ci www.kingfm.sn mbaa ci suñu page Facebook bi nga xam ne équipe bu digital bi bu ñu taxawee ñoo leen di jox la possibilité de nous regarder en même temps di ñu déglu et mën ngeen def également seen ay commentaires dañuy yeewu tey ci suba si ak le titre de Abdou Guité Seck Alaaji qui démarre cette émission et puis à 9h30 di ngeen am jotaay bu njëkk ci information ci biir 9-11 ak rédaction bu King FM loolu tënk lay doon boo xam ne bu ñu dem seede bi benn la ci mbaax gi yaru gi ak am yitte ci doomu aadama en plus xam li nga xam ne moom la warloo woon ak digganteem ak nit ñi très jeune ñu ngi koy jooy ba tey Zula di ko ñaanal suñu borom xare ko àjjana fa mu nekk gënal ko fuuf fi mu jógee hommage ci moom duñ ci jóg voilà Zula un artiste boo xam ne amoon nañu yaakaar lool ci moom waaye suñu borom mu ñu ko gën a soxla raison pour laquelle jël na ko ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax. Alors on enchaîne sans plus tarder avec un titre boo xam ne ci suba si dañ ciy sargal alpulaar yi voici Tara xanaa ñu doxantoo ko ndànk rek ba ca kanam en attendant de retrouver la rédaction bu King FM Dakar ci 9-11 Tara c'est le titre de Demba Guissé qui sera notre invité Inch'Allah ce samedi dans King Univers en spécial live. Premier invité de King Univers avec Demba Guissé qui sera avec nous en live guitare acoustique dès 18h ce samedi Inch'Allah. En attendant, voici un extrait de son dernier album 15e étage Tara di ko may mbokk alpulaar yi nga xam ne jamono ji ñi ngi déglu xam nga man nag dama bëgg waa Fuuta ak Podor ak Matam Ourossogui bokki Jawe ak waa Ciloñ. Merci de nous rester fidèles, vous êtes sur la bonne fréquence. Bandegedema, mosu sabonela mota kom bandegedema, yeah. Tara. Jamna wale Madina, la jamna wale Madina, jamna wale Madina, waliya jamna wale Madina, gonko wale banjagara seku maral fundiyu Tara goronna baba. Kote Adamaise Kote Adamaise Iliman Sire Samba Demali Mokhtar Tal Tara Nyande waliyaɓe sernaɓe jaɓoytal
Mawɗo subaka jam wuro nange ore tara tanum ndey so fi mun Ceerno Muntaga Ceerno Cheikh Oumar Bassirou Tall jom gandal jom pelliral waliyu Allah mo alda yelural tarema Seydi Tall jom muñal jamna walle Madina lay lay lalla jamna walle Madina won ko wale Bandiagara Sékou Maral Foundiougne tara garala tara mara tara tara Sékou Maral tara lay la 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 Tara Maodo Tara Tara Cheikh Oumar Tara Mimi tara Maodo tara tara Sékou Maral tara Tara Maodo Tara Tara Cheikh Oumar Tara Sada molo mola jambaro Sada ñago ñaga doko orokumada Maodo Tara Tara Cheikh Oumar Tara Mimi sada molo amono jambaro Sada ñago ñaga doko orokumada Maodo Tara Tara Cheikh Oumar Tara Cheikh Mario gande ko gando Allah 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 Cheikh Oumar Bassirou Cheikh Oumar Foutiyou Mimi gande ko gando Allah Cheikh Mario Gande ko gando Allah Ceerno Cheikh Mario sadwi Allah jaabo Cheikh Mario Gande ko gando Allah Cheikh Mario gande ko gando Allah Un jeune avec beaucoup de talent, Demba Guissé, ce matin sur King FM, la première radio digitale bu Sénégal. Moom nag dafa xam ni ma mel ci woyu taara bi, raison pour laquelle bu ma bëggee yëngal daf ma koy envoyé di ma ko yónnee waat. Demba Guissé qui représente le Sénégal souvent en Afrique ci ay compétitions yu mag, et puis yàggul dara defoon na benn tournée européenne boo xam ne présenté woon na ci cet album de 15e étage. ñi ngi ci matinal bi nga xam ne moom la ñu dippee 9-11 ginnaaw bu grand hall yeewee waa Sénégal ci suba si ñun dañuy continuer ak yéen ndax xam ngeen ni dans quelques minutes dina ànd ak rédaction bu King FM ci digital bi nag maa ngi ci ànd ak Yacine Rassoul wax keñ wax jaa ngi noonu boobu ba léegi maa ngi leen koy wax Ala Kassira c'est très professionnel, il est déjà dans le studio. naka suba si sant alhamdulilah. mbaa yaa ngi am jàmm. sant alhamdulilah. noo yeewoo. waaw sant rek comme d'habitude. yaa ngi cool. waaw cool relax. Du sport ce matin ou pas. Oui, peut-être tout à l'heure. ci midi culture. ci midi culture bi. yaa ngi waajal. waaw ñu ngi waajal tey kon yaa may tënkal xibaar yi ci jotaayu xibaar bu njëkk ci 9-11. Et puis juste après on se retrouve avec la rédaction bu King FM pour li nga xam ne moo di info expliqué dinañ ko yaatal léegi dans quelques minutes avec notre ami Dissa Prera. Alors Pape Madiakhou. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Les Sénégalais seront sevrés de pain pendant 3 jours si l'État ne désamorce pas la crise d'ici là. Selon le quotidien Tribune, le regroupement des boulangers du Sénégal a pris la ferme décision de croiser les bras les 27, 28 et 29 août prochains. C'est pour dénoncer le non-respect des engagements pris par le pouvoir qui continue de faire dans le dilatoire. La plateforme citoyenne Aar Li Nu Bokk compte intensifier le combat pour le traitement diligent du scandale du pétrole et du gaz et la mise en place de mécanismes pour garantir la transparence dans la gestion de ces ressources. Elle procède à compter de cette semaine au lancement de son nouveau plan d'action Occupi Sénégal Taxawu Fépp. La famille du jeune boulanger mort dans la nuit du vendredi à samedi à Thiès portera plainte contre X selon le père du défunt tout en se gardant
de dévoiler les résultats de l'autopsie. Cette plainte n'a rien à voir avec l'autosaisine du procureur, a-t-il précisé, a rappelé que son défunt fils Amar Fatim Mbaye a été inhumé hier à Thiès. Cinéma Mati Diop va recevoir le Marie Pickford Award. La réalisatrice franco-sénégalaise inaugure ce nouveau trophée qui récompense un talent féminin au cinéma. Son film Atlantique, couronné au Festival de Cannes, fait ses débuts en Amérique du Nord à Toronto le mois prochain. Sur l'international au Soudan, les généraux et les leaders de la contestation ont annoncé mardi 20 août la formation du Conseil souverain qui va piloter la transition soudanaise de 3 ans et 3 mois. Et terminons en musique, c'est bref, avec Nongodi de Daradi Family dans Indiscipline, chanson qui évoque l'incivisme au Sénégal et dont le clip est sorti le 19 août dernier. Wow. Waaw dëkk bi rafetoon na rafet na lool sax ah cay man daal dama jommi man daal xaw ma lu ñu jot xaw ma lu xew ci diggante bi gis nga. La version Wolof des Brèves, c'est dans une poignée de secondes. yéen a ngi déglu King FM ci 99.4. tënkum xibaar yi ci wolof ñu tàmbale ko wàllum mburu sénégalais yi nag ci diirub ñetti fan ku moyul du ñu am mburu bu fekkee ne état bu Sénégal daal rek indiwul ay saafara ci jafe-jafe gi nekk ci secteur boulangerie bi. Quotidien La Tribune moo ko xamle joxe xibaar ni regroupement bi ëmb boulanger yu Sénégal yi dañoo fas yéene daal di banque seen yoxoo ñetti fan 27 28 ak 29 août gi ñu jëm. li ko waral nag mooy dañuy ñaawlu ñàkk rek respecté engagement yi nga xam ne état bu Sénégal jëloon na ko ak seen ak diggante. Plateforme citoyenne aar li nu bokk ne fas na taral li nga xam ne moom mooy xeex bi ngir ñu indi ay leeral ci wàllum pétrole beeg gaz bi fii ci Sénégal. naka noonu teg ay mécanisme maanaam ay charte yu leer nañ ngir rek ni ñuy yore sunu moomeel yi fii ci réew mi ñu daal di koy gën a ñoŋal. xamle nañu ne lu ko daleek ay bés bi ñu ne daanu rek lancé ak plan d'action bu bees bu nu duppee Occupi Sénégal taxaw fépp. ñu wax ci njabootuk ndaw boulanger bi nga xam ne guddik àjjuma jàpp samedi ci la ñàkk bakkanam ca Thiès. ñoom nag daal na nuy porter plainte ci ala xam ñoom ki nga xam ne nag mooy waajuram bu góor moo ko xamle ne plainte bi amul lenn loo xam ne daal na ko rek am ak rapport ak autopsie bi nga xam ne génnee nañu ko. ci fàttali nag Amar Fatim Mbaye moom démb lañu ko jébal boromam ca Thiès. wàllum cinéma Mati Diop moom daanu ko jébal prix bi di Marie Pickford Award. moom réalisatrice franco-sénégalaise bi mooy ki ñuy njëkk a jébbal gile trophée ñu ci sargal ku jigéen koo xam ne day yëngatu ci wàllum cinéma. film bi di Atlantique nag ñu jébbaloon ko ay raaya ca Festival de Cannes Amérique du Nord. dinañ ko fa tàmbalee teg ni ki weer wi ñu jëm ca Toronto ca Soudan. foofee généraux yi ak ñi nga xam ne ñoo jiite li nga xam ne moo di contestation ba ni ki démb la ñu xamal ne daañu teg ab conseil souverain boo xam ne diiru ko ñetti at ak ñetti weer ñoom ñooy nekk ca bopp réew ma ngir waajal yeneen i élection. ñu jeexalee wàllum musique ak Nongodi bu Daradi Family ak seen way wi ñu duppee Indiscipline di ñaawlu ñàkk teggin geek incivisme bi fii ci Sénégal. beneen paquet naan sa njaru café kaas bi xaar yeneen saret yaa ngi guux sa ndox fi nga taxaw ngay sànni mbuus bi say loxo duñu set yaa ngi génn léegi douche bi. Indiscipline ku dem yóbbaale sa jikko li aram mooy ñàkk yara jikko tilim jikko. Indiscipline melokaan bi ngay dikke ci biti ni nga njëkke ñu ngi gis nuñ lay sikke. Indiscipline marchandise u reewande tey la gën a lamb ñëppay jënd ñëppay jaay. Indiscipline yaa ngi tëb tëb tëro dal bis yaray dal te kenn du la raay. mu ngoog foofu la ñuy yemale tënkum xibaar yi jaajëfal Kals ak Yacine Pouy mu nekkoon ci digital bi dig leen daje bu 10h30 jotee ci yeneen tënkum xibaar. Rejoignez-nous sur notre Facebook, Twitter, Instagram, King FM, première radio digitale du Sénégal.
jërëjëf Pape ñu lay gërëm bu baax a baax yaa amaloon jotaay. bàyyi wala nuyu genre nuyu sew yi rek. non bul def loolu xam nga. sax xamala dama juum sax mais ça va rek laa la bëggoon wax. grand nu mu demee ça va. mais waaw xam nga yow sama gaañ nga. non mais non. comme wax nga léegi sa grand la. yaa ngi déconné. waaw mais xam nga nag yenn saa yi. âge bi day wane boppam. waaw. yenn saa yi da ngay jëm mag waaw jëm mag. man de dama leen bëggoon tendance bi yéen grand rajo yi sànq dama bëggoon tendance gars yi mais après bon ma bàyyi parce que dama dégg Wally Seck naan musique xale bi Pape waxee ba pare ma ne ko mais rajo xale parce que booy bi il est très jeune et il a beaucoup de talent. waaw loolu moom. dañu am suñu ay journalistes yoo xam ne. loolu moom. tu sais ñoom lañ faral de. gis nga Kals. waaw. D'expérience. waaw ñun bu ñuy départ. waaw dañu ne on va donner waxuñu sax dañuy jox chance jeunes yi. mais dañ leen jox opportunité. waaw ñu wane seen mën-mën. dëgg la. parce que tamit métier bi kenn moomu ko mais fan yi jox nga booy ñu fubal de. waaw mais. xale yaa ngi fubal lu rëy. li gars yi di wax li lancement bi rek la. film bi ñëwagul. nañu bàyyi bu baax xel rédaction. am na keneen koy waaj a jox bal bi noonu sa côté de. waaw kii man kii. Kumba je l'appelle la grande dame de la rédaction. Ndeysaan. la grande dame de la rédaction. et beneen sobriquet bi ma ko jox mooy Kumba efficacité. yow kii RFM ba tey. Kumba maa ngi lay nuyu. Kumba suñu maa ngi Kumba la. lay fay di saa nuyu naa auditeurs yi waaye nuyu naa ak Kals. naka noonu internautes yëpp nga xam ne ñu ngi suivre à travers les réseaux sociaux. Alors c'est un plaisir yow di la retrouver chaque matin de temps en temps ci suñu jotaay bi lee parce que comme ni mu ko waxee très professionnel mais ak dal beek yar bi parce que loolu ci la bokk alors moom dafa bokk tey Kumba Ba ci waxtaan bi nga xam ne dinañ ko def ci info expliqué am na lu ñu jukki bi ñu xëyee nag ci waxtaan wi lenn loo xam ne ëlëm nañu sonal nañu trop mooy accident yi ñuy faral di dégg ci tali bi ay bakkan di ci rot muy ay jéye yoo xam ne suñu sañoon duñ ko dégg ndax tali bi ñun ak askan wi ñoo ko bokk donc bu ñu gisee ñenn ci ñun nag di ci am ay gàllankoor moo xam ay accident la yoo xam ne da lay tëddal wala mu lay sax di la faat yooyu dafay doy waar trop moo tax prévention bi am na ci solo boobu dina bokk ci li ñuy waxtaane mais am na beneen boo ci boole également di ça beneen bi ñu ci boole mooy wàllu koom-koom xam nga mercredi bu nekk dañuy waxtaane poche sénégalais yi waaw parce que pour ñun koom-koom mooy li nga xam ne day dugg directement ci poche sénégalais yi ndax moo ñu intéressé tamit tey ñu fas yéene dem seet ñi nga xam ne parce que généralement ginnaaw après tabaski bi day xaw a metti ci famille yi ci père de famille yi voilà poche yi day bënn voilà kon que ce soit le père de famille le commerçant c'est un père de famille le chauffeur c'est un père de famille même ñi nga xam ne dañuy liggéey ci administration bi te sax dañuy absenté ay père de famille la ñu également donc loolu yëpp daal la ñu boole tey def ko si benn panier servir ko sous forme de reportage bu Fatou Sow di ñu présenter tout à l'heure suñu si jógee nag après voilà nañu bu defee constat ba pare ñu xam wax si luñ ci xalaat alors li ñuy njëkkee mooy accident yi Kumba dañu gis ni que ñi ngi sensibiliser prévention routière dégg naa ni ñoom la ñu dénk wàllum sensibilisation boobule wax ak chauffeur si waaye wax ak ñi nga xam ne ñoo yor oto yi wax ak ñi nga xam ne également ñoo ciy dugg mais dafay mel ni booy wax ji dañ koy wax booboog léegi mais dafa mel ni chauffeur si wala ñiy nekk ci kaw tali bi daal duñ ci bàyyi xel ndax accident moom doo toog semaine boo xam ne nii doo ko dégg jéye yi ñu ciy nemmeeku nag mooy bakkan yi ciy ro semaine bii rek Kals ci li ngay wax dama la koy dëggalal ndax ñu ngi xayma nañ ni semaine bii rek 15 personnes faatu nañ ci li nga xam ne moom mooy accident de la route ndax benn bakkan bi rot rek Kals yaa de quoi ñu too ko gisewaat waxatuma la nag 15 personnes yoo xamante ni bii nee nañu ñoom ñoo génn seen bakkan ci ayu bés bi c'est trop comme ni ngay wax rek sensibilisation bi bu fekkente ni sensibiliser nañ ba sonn ñi ti dégguñu alors on doit passer à l'étape supérieure te man ce que j'appelle l'étape supérieure moom mooy ñi war a sévir nanu sévir parce que tamit laisser aller bi il faut que ñu xool naka lañ koy cadrer waat ndax tali bi soxla na organisation bu rëy rëy wax dëgg yàlla moo xam kii di dawal la même ci passagers yi nga xam ne ñoom ñooy jël bus yi wala yeneen oto yi di dugg am na comportement bu ñu war a am li ngay dugg ci bus bi ba ker baa ngay wàcc bus bi ndax da nga xam ne bus bi yow moomoo ko sa ay nawle nga ko séqal comportement bi war na commencer ci ñun ñi nga xam ne ñooy askan yi di jël moyen de transport kon toog bi ngay toog ci biir bus bi sax loolu am nga ci cër yow am nga ci cër yow parce que yow kese nekkoo ci bus bi yooxu beeg perturbé bi exactement genre cadre yi bu ñu duggee ci bus kenn du dégg
audio WhatsApp yi kenn du dégg chauffeur bi sax mën naa perturbé wu et c'est vrai parce que passager yi ci lañ bokk du rek comme ni mu ko waxee chauffeur bi dawal waaye bu fekkee da ngaa dugg ci oto ba pare du perturbé xuloo yeeg jàppal bàyyil bi taxi bi wala peut-être nga nekk ci bus bi chauffeur bi dawal bëgg a bàyyi loolu xel bëgg a dawal mën na andi ay perturbation wala yow nga ne da nga tàng dugg ci oto léegi nga joteeg chauffeur bi nga xam ne mi ngi dawal waaw ngeen wax mu saaga la ndey nga fayu waaw nga jug yow dóor ko alors qu'il est au volant léegi yow bu jëyee amee responsabilité bi c'est partagé yow ak chauffeur bi mais li ñu war a xoolaat moom mooy kals naka la ñuy délivrer li nga xam ne moom mooy permis de conduire yi fii ci Sénégal naka la ñuy joxee nit ñi ay permis di leen may pour ñu dawal ci kaw tali bi il faut ñu xoolaat ko ay visite technique ak yi ci topp yëpp nañ koy defee moo tax ma ne la organisation bi ci tali bi ak administrativement ak ñi nga xam ne ñun ñooy citoyens yi di jël moyen de transport yi c'est une chaîne boo xam ne benn bu ci lajj rek day am impact bu ñuy wax accident nag xam nga ni du ñu tëb ñi nga xam ne ñoo di transporteurs yi nga xam ne ñoo yor kaaru njaga njaay yi ñi yor tata yi ñi nga xam ne ñoo yor bus yu Dakar dem dikk yi sax dañ leen ciy boole parce que ñoom it léegi xëccoo bi bokk nañ ko ak ñeneen ñi et souvent dañ daan wax ni ñoom ñoo ci gën a peut-être civilisé ñoo daan dawal boo xam ne da nga naan noo ñii ci état bi la ñu bokk alors ñi ngi ak Gora Khouma ñu xam ko bu baax ci wàllu transport fii ci Sénégal moom bokk na tey ci suñu jotaay bi nga xam ne moom la ñu yëkkati ngir waxtaanee lépp lu jëm ci prévention routière rawatina accident yi nga xam ne ñu ngi ko ciy dégg sëñ Gora ñi ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay ñu nuyu askanu Sénégal yëpp. ñu am mbégte dalal la ci suba si fii ci King FM di waxtaanee accident yi nga xam ne nemmeeku nañ ko rawatina bu ay xew-xew amee ci réew mi waaye léegi xaaratuñ sax événement bu mag ndax li nga koy dégg dafa bëri ci tali yi boo gisee ni situation bi mel fi mu nekk nii ci tali bi oto yi di gën di bëri nit ñi di ci ñàkk seen bakkan yow ci ci wàllu transport nga yàgg ci lool am ci expérience ban commentaire ak analyse nga ciy def. waaw biñ ciy def d'abord mooy ñu xam ne rawatina jamono bi may waxee nii maa ngi nii Kaolack te bi may ñëw Kaolack mu ngi taw jamono nawet moom dawalu nawet ak dawalu leneen bokkut dawalu guddi ak dawalu bëccëg bokkut kon il faut que ñu xam ne tali bu tooyee dafa am nooy dawale ba tax nga mën caa mucc mais li wétti wóotoo mooy dama koy wax chaque jour ñun conducteurs yi suñu wàllu bopp nañ respecté code de la route di ko jëfee damay wax chaque jour nag na ñetti conducteurs yi laa gis ci tali bi conducteur bi nga xam ne code de la route di ko jëfe lool sax ak conducteur boo xam ne xam na code de la route du ko jëfe ak conducteur boo xam ne xamul dara ci code de la route ba di ko jëfe ñoo ñett nag bu ñu bokkee tali bi heure du tey yomb waaye damay wax chaque jour ne leen nañ xam ne problème tali accident chaîne la chaîne bi fu mu dagg rek fa nga def du baax chaîne bi mooy lan ñun am nañ ci wàll ñun ñu dawal oto yi ndax oto bu gaaree du def accident mais tali bi léeg-léeg dina ci am wàll léeg-léeg oto bi dina ci am wàll population bi dina ci am wàll bu kenn ko jëlee la nga moom rek yàlla dinañ mën a dimbale waaye bu ñëpp lañ jëlee liñ moom tamit ñu sawar jëlee liñ moom dara du sottee waaye sawar bu jëlee liñ moom tamit liñ ko bokk tamit dara du sottee kenn ko yore suñ jur kenn ko yore sa scooter kenn ko yore sa saret ba pare ñuy dawale ñu tamit ni ñu neexee accident dafi yomb waa mi Gora ni mu war a mel melu tamit accident du fi jóge Gora waaw loolu yëpp dëgg la am na ñetti façon conducteur ci kaw tali bi mais Gora constat bu leer bi am mooy li ëpp wala boog bari na ci auto transport en commun yi nga xam ne amuñu ay oto yi déjà baaxul amuñu këyit yu baax te ñu ngi daw ci tali bi yow syndicaliste nga loolu war nga ko xam. benn pareegu ma si ab question laa jëm Gora beneen bi mooy comportement wu dawalkati transport en commun yi Gora loolu c'est un constat général ñu su bari ci ñoom dañoo yaradiku ci kaw tali bi dëgg la am du dëgg yow syndicaliste nga te loolu déjà fii mais Gora dafa am beneen mbir bu am ñu ngi wax accident yi en milieu urbain mais dans les zones rurales Gora yoo xam nga li mu lay wax camions yi dañuy rey doomu aadama yi ci àll bi mais xëy na ci biir dëkk bi sax la ñuy gën a gis na que accident yi day am sax ñu wax ko barki démb benn waay ji ñu fekk muy jàpp ci buntu butigam camion bu jóge fa daw ba mbëkk mu daanu dee yéen ñi di syndicaliste yi tey non yéen ñi di syndicaliste tey bu ñu yokkee essence bi ngeen wax bu ñu yokkee bu ñu waxee tali bi ngeen wax mais seen ñooñ si boppam 80% accident yi 80% accident yi dans si généralement ça vient du facteur humain te yéen seen ñooñ bëri nañ si yéen ñi nga xam ne ñoom ñooy def accident yooyee te yoo xam nga bu baax a baax ñun dañuy jël transport en commun dañuy jël taxi yenn saa dañuy sax dox alors Gora looy wax ci loolu dëgg la am te dëgg waaw xam nga li jaaduwut ñëpp xam nañ ne jaaduwut
dama ne nit ki dama ne chaque jour damay wax chaque jour na leen du raison amul benn raison bu mu mën a teg pour accident war a dagan dëgg war la a mën a nekk xam nga mënu ma ko teg benn raison dëgg la mais dama wax ne la nit day ànd ak sa bopp ay conditions jaadu mu indil résultat positif ku daram jagut oto ba jagut ay conditions travail jagut xamul fu xër muy xëy xamul heure bu mu wàcc xamul guddeem xamul bëccëgam ba pare moom bëgg a liggéey su la mën a indi résultat positif négatif donc moo mën a indil loolu nag taxul mu nekk raison dama koy wax chaque jour mais dama ne li wérte wóor mooy kenn ku nekk dafa am cër boo war a am chauffeur yi nag boo xoolee dama ne benn doomu aadama mu dee baa mu gaañu ci oto dafa rëy rawatina nag ay mais dama wax ne la tey jii lu ma fukk junni chauffeur yi di dawal kon buñu ci ne benn oto def nañ accident ba ñaari accident kon buñ jàpp ne chauffeur yi ñoom ñëpp dañoo indiscipliné dama ne mënoo wax benn bis ba génn ci ne ak junni benn oto moo def accident ba ñaari oto te fukk junni oto ñi daw te accident amul kon dafa am ñoo xam ne ñi ñu ngi def seen liggéey ak ñu defu seen liggéey kon ñu def seen liggéey ñoo gën a néew ñi def seen liggéey kon il faut loolu tam ñu encouragé ñi def yoon xas nag ŋaññe nag ñi nga xam ne duñu def yoon mais buñu bëggee ne chauffeur yëpp baaxuñu dañoo indiscipliné doolu teraanga jàppoon na permis à point jot na waaw man li ma wax chaque jour rek laay wax mooy lan permis à point réew mu am nañ fexe ba Sénégal mel noonu rek dëgg la conducteurs yi dañ mel noonu rek d'accord yi mel noonu oto yi mel noonu man d'accord naa point moo point lépp mën a àndandoo doon benn waa Kumba c'est un ensemble comme ni mu ko waxee permis à point comme ni mu ko waxee harmonisation la il faudrait d'abord que ñu am ay oto yu valable yu daw ci kaw tali bi am ay chauffeurs yu xam lan mooy code de la route permis bii ñu la jox qu'est-ce que ça représente ba pare yow mi ko yor parce que am na ñoo xam ne xamuñu sax lan lañu yor dëgg la damay dégg saa ñu naan waaw permis diplôme la mooy ce contrat nit ki bu ko amee nit ki na ci def li man maanaam jël nit ki yabal ko marchandise am la tax mu fay la daa bëgg nga yóbbul ko marchandise am dëgg la jël nit ki engagé paasam la tax mu jox la paasam daa bëgg nga yóbbu ko destination bi ngeen amoon leneen loo def lu def loo rek violé nga sa contrat ba nga amoon ak moom kon lu mënti doon tamit ñun responsabilité bi ñun duñ ci dégagé wu ñun la ba pare nag yóbbante ñi ñu ko bokkal nag lañ bëgg ñooñu tam ñu def suñu wàll defar seen wàll ñu def suñu wàll mais bi premier ñooy deux ñooy trois parce que nee naa oto bu taxaw daw du def accident kon bu oto accident ñun ñoo ko doon dawal mënuñu ne suñu yëndiku ci ñun ñoo jiitu waaye nag li may conseillé sama bopp mooy nañ respecté code de la route bi lam ñu sant ñu koy def accident mën naa nekk mais accident du garaaw ñu bokk tali bi léegi may ñëw nii rek gis naa ay jur yi sànni lañ ñu traversé tali bi xamul xale bu ndaw moo leen di sàmm xale bu ndaw waaw loolu tamit xam nga loolu tamit bokk na ci loo xam ne lii nit ñi il faut ñoom civisme trottoir yi dama koy chaque jour boo demee Dakar ci biir les grandes routes da ngay trottoir bi ni ko waroon jaar ñu def fa am njaay di nga njaay passerelle ñu war faa jaar ñu ko def loolu lépp nag ci seen bi la bokk loolu lépp ci seen bi la bokk visite technique yi ñu fexe ba visite technique oto boo xam ne mérité wul yëpp sax bagage kooku bu yëpp nit waroo kaa jox visite technique nit ko mel ni góor xam mënul dawal waroo kaa jox permis de conduire xaw ma ku yor baal ma góor a xaw ma ku yor xam ma kan mooy directeur kii def directeur technique visite technique ci Sénégal Kals waaye am na ci part non dañ ko war a dañ leen war a auditer sax parce que man mënuma comprendre à l'ère du numérique ñu ne ñoom am nañu ay ordinateur yu nga xam ne mën na détecter ndax oto bi baax na am baaxul ñuy gis ay carcasse di daw si dëkk waaw des fois nga gis oto boo xam ne nii bu ko sa loxo laalee rek mu daanu góor balaa ñoo waaw cercueil roulant mais góor balaa ñu lay bàyyi parce que wax dëgg yàlla ci transport fii ci Sénégal moom duñ ci wax ba mu jeex te duñ la ci boole loolu cër la boo xam ne suñu borom moo la ko defal li ma la bëgg a laaj kay mooy ndax fi mu nekk nii tembe am na peut-être ay plan d'action yoo xam ne teg ngeen ko wala am na yeneen i mbir yu ngeen bëgg a defaat ngir rek gën a yembal tali bi li ñuy dégg tam ci xale yi keroog Kumba mi ngi ma koy wax ne ko màgg rek war wala xawma la màgg war mooy xale yi nga xam ne ci garage yi la ñuy nekk di raxas oto jékki-jékki rek ñu ne la war ngaa mën a dawal nga jël oto bi di dem ndax yooyu tamit du jar ngeen wax ci ngay raxal waaw baa nga am tey jii nga am sax mën nga am transport waaw taxul nga mën a dawal bus taxul nga mën a dawal camion te am nga permis boo xam ne war naa dawal lépp xam nga am permis war a dawal lépp mën a dawal lépp bokkul dëgg la mënoo nekk taxi yore taxi ñu dawal taxi ba xëy benn ñu gaar la bus nga bëgg a dem mënoo dawal ak taxi baa nga dawal particulier ñu koy jox la camion nga bëgg a dem am nga permis bu ko mën a dawal mais yow mënoo kaa dawal mais nit ñi ne dañuy xool koo xam ne kii borom ñaari jabar ñetti jabar ñu ne dañoo am charge ñu def fekk koo xam ne kii maanaam kooku boo ko fay soo mu dawal man oto école lay def
oto ba nga jox ko parce que la nga waroon fay doo la nga waroon fay ma sàmba du ko nungu nga jox ko ma demba ut lu bees mu yàqal la sa oto rey nit ñi loolu day am ak lan li ci def mooy lan indi ma nangam ba ma jël sama oto kooku nag bu dëgg daboo jee pour loolu jëyit mën a nekk par problème de chaîne la chaîne bi nag dama ne képp ku ci laal nañ la jox sa wàll nañ la jox sa wàll beneen bi mooy am na lu xew léegi wàllu WhatsApp bi wax nañ ko chaque jour chauffeur buy dawal oto waroo def WhatsApp wala ngay téléphoné wala ngay téléphoné buy dawal waroo mandi nag sàngara la yamba la leneen lépp loo xam ne da ngay tàggoog sago waroo ko def beneen bi tamit état war nañu gën a dimbale ci ay aire de repos amul fenn fu nit ki war da ba yàgg mu sonn mu ne naa noppalu oto bi noppal passager yi amul fenn ci Sénégal dëkk boo mën ci dem boo gaaree sa oto bu dee bus la ñu ne affaire morodaas la da ngay fay 12 000 50 000 francs bu dee camion la ñu ne sabokaay bi 12 000 waaw nan nga mën a yebee oto mu yeb ceeb baa mu nanga nga dem ba ci digg àll dafa noppalu dama ne loolu tamit dafa war a bokk ci li war a xëttali accident état dafa mel ni loolu toppatoo ko aire de repos la war a def dëkk boo dem war a noppalu nga dugg fa noppal sa oto te loolu amul fenn ci Sénégal dëgg la amul fenn fu di oto nit di noppalu amul dëgg la Gora waaw jërëjëf Gora ñu ngi lay gërëm di la sant di fàttali ne que yow yaa nekk ci bopp syndicat bi nga xam ne ñooy transporteurs urbains yi defe naa noonu la mais Kals il faut dire également que dañuy wax beaucoup ci accident ci zone urbaine yi mais il faut dire également que dans les zones rurales également day am accident yu bare dëgg la gis nga camions yi il faut ñu wax ko tamit te dee camions yu jóge Mali di ñëw dañuy def ay gros porteurs yi dañuy def ay dégâts yu bari sur les routes de l'intérieur du pays nous on a été dans les je veux dire boo demee ba foofu sax da nga gis ne que généralement tali yooyu dañuy gën gaaw yàqu que tali yeneen yi nga xam ne gros porteurs yooyu duñu fa jaar dëgg la ak souvent boo laajtee dañu naan ñoom fi la ñuy jaar te ay affaire yu grave moo fay am dëgg la ay affaire yu grave moo fay am je veux dire maintenant du xëy na yenn saa yi sax du yegg ci médias yi mais day am ay problème nit ñu bëri dañu fay dee kii wax na ko léegi yenn saa yi nga gis également population bi sur place du ñu xam réellement nan lañu taxawee da nga gis xale bu ndaw di sàmm géttu 500 xar wala ay nag ñuy jégg tali bi yooyu yëpp c'est te loolu responsabilité wu ñi nga xam ne ñoo ko moom la nag parce que man mënumaa comprendre xam nga xale bi moomul nag yi je suis d'accord moomul nag yi moomul xaar yi maa ngi gis fii sànq ci benn gëstu boo xam ne ci internet benn étude bu ñu def ma gis benn bon en fait chiffres yi daf ma jaaxal 532 morts par an au Sénégal ci accident de la circulation c'est énorme quand même mais bien sûr ça c'est le dernier c'est le rapport du dernier bilan voilà en 2018 lañ ko def bien sûr voilà bien donc sûr. 532 morts c'est énorme c'est beaucoup mais non c'est catastrophique oui. et le pire dans ça Kals il faut le dire mooy ginnaaw accident yi prise en charge yi sax dafay nekk problème c'est-à-dire que da ngay gis nit ñu accidenté ci dëkk yi ci village yi wala ci kii mais xoolal li xew démb Bignona ñi accidenté Bignona ñu yóbbu leen Ziguinchor mais amuñu sax salle d'urgence bu noonu de jë bu nga xam ne que mun na accueillir malade yooyu noonu il a hôpital régional amuka il a fallu les amener à l'hôpital de la Paix un hôpital saturé pour certains moo tax le bilan des morts a augmenté au bout de 2 jours donc c'est-à-dire c'est toute une chaîne kii wax na ko sànq au-delà des accidents au-delà de la formation des chauffeurs au-delà de la responsabilité des agents de sécurité qui sont sur la route mais la prise en charge elle est importante je veux dire l'urgence dans un ci wàllu accident dafa am solo et généralement accident yu am ci biir région yi day am ay problèmes énormes mais yow balaa boo accidenté rek balaa ngaa gis ku la sauver rek problème c'est un problème déjà sama gars yi maa ngi leen di nuyu mais sapeur pompier yi tamit c'est des fois c'est dommage da ngay gis fii waxu yow yaa ngi wax sax ci àll bi da ngay gis fii rek autoroute bii nationale bii Colobane jëm nit accidenté fi léegi yow mën ngaa dem ba ville ñëwaat fekk sapeur pompier yi du ñu yegg dëgg la alors que sapeur pompier Malick si mi ngi juste à côté pour nga woo leen ñu yegg si rek dafa dem da mel ni sax ñoom léegi affaire bi dañ koo miin ba accident yi graawatul ci ñoom et c'est tellement grave beneen cas boo xam ne également man daf may sonal tout le temps mooy scooter yi man moom bu ma doon dogal ci réew xam naa ne scooter du daw parce que jee yi muy def ak xale yi muy rey dafa bëri parce que ay jeunes rek lay rey moto yi scooter yi c'est des fois am na benn image boo xam ne dama ko gis keroog Kumba ak Dissa gis vélo ci autoroute nationale bi muy daw RN1 bi muy ciy daw vélo imagine toi vélo di daw ci digg tali boobu nga xam ne ay camion ak vitesse duñ fa daw ndànk charrette yi nag charrette yi non charrette yi moom seen cas dama ko tegee ne
charrette yi man dama yaakaar ni sax léegi dañoo am permis parce que fu ne la ñuy dugg. boo ci waxee ñu ne woy dañuy liggéey kan terew leen liggéey. dëkk day am yoon de. mais dëkk dafay am yoon. waaw dëkk day am yoon de. ana charrette an autoroute. le maire Cheikh Diop de yow charrette yi léegi dañuy am klax dañuy klaxonné nii. bu déggee ñu wut ay faar ak ay kii. dëgg la Cheikh Diop maire di signalé jàll Cheikh Gueye ba ma ko mayee Cheikh Gueye maire Derklé. jamono yu passé xëyoon na rek ne. dafay dégager bépp parce que dafa ne oui. dans sa commune il veut éviter que ñu. ruralise sa commune. Tu comprends il dafa bëggoon enlever tout ce qui est charrette ci commune am. coow lu bari topp ko si. te pourtant il n'a pas tort. mais lu tax charrette di daw ci biir dëkk bi. nañu jël yeneen i moyens yëkkati saako ciment yeeg parce que loolu lañ lay wax wala suuf lañ ciy def. mais y a d'autres moyens. non mais dans d'autres pays. Mais les gens dans les zones urbaines ils utilisent les tricycles. T'as vu. Ça sert à ça. Ça sert à transporter des marchandises dans des distances assez relativement longues ou courtes. Fast track bi xanaa moom amul plan bu jóg ci charrette si. mais quand on des charrettes kumba ci biir dëkk bi charrettes yu ñëw jël ay mbalit mais au nom de Dieu te de plus en plus day mel ni charretier dañuy gën a am doole. parce que boo ci arrêté kenn parce que ñun à Ouakam amoon na benn bés dañ xëyoon ne vraiment dañuy wax ak charretier yi mais on avait tous les problèmes du monde parce que benn instant dafa mel ni nit yi ñoom ñëpp a yor charrette nit yi di fëlee fu nekk di défendre charretier yi finalement yow doo comprendre ñan ñoo nekk ci ginnaaw charretier yooyu xamoo ko mais Kals ba tey rek chaîne bi ma la doon wax ci la ñuy taxawaat. te góor xuma sax war na ko c'est toute une chaîne nit ki naka la def ba jàng dawal kan moo ko jox permis nga ñëw ci benn auto école boo xam ne est-ce que reconnaître nañ ko reconnaître ñu ko nga joxe 150 000 francs ñu jox la benn permis nga dem jël auto di dawal yooyu yëpp moo tax chaîne bi di ça il faut que ci chaîne bi rek la ñuy taxaw pour xam naka la ñuy organiser waatee li nga xam ne moom mooy système transport bi parce que doy na waat ni ko Kals waxee les chiffres sont écœurants bu déggee ay plus de 500 morts ci at ci ay accident loolu dafa jéggi dayoo 100 sax ëpp na waxatuma laa ak 500 moo tax chaîne bi dee moom ñett sax da ci ëpp. non mais attends ci ban dëkk la ñu nekk. ñu ne tey dañu bëgg dëkk bi set dañu bëgg dëkk bi organisé mais am na foo xam ne. fa la war a tàmbalee booy def dara il faut démarrer par le commencement comme on dit. on ne peut pas brûler les étapes. nañu tàmbali fi ñu war a tàmbalee question de comportement ba pare. comportement citoyen ba tey dañ koy wax nii di ci def ay mouvement di ko. kii mais jëfewuñ ko amaguñu ko. Kals et c'est dommage de le dire c'est vraiment dommage mais nit yi ba tey xamaguñu. lan mooy comportement citoyen. exemple. niveau type de sénégalais bi ñu doon wax. pour man ba tey eggaguñu. prévention routière également ñi ngi doon jéem a jokkoo sax ak Matar Faye mais jotuñu ko mais peut-être xëy na fii ak ñu yëkkati jotaay bi dinañ ko jot. mais liñ ci mën a wax rek mooy ñoom it am nañ ci rôle de. am nañ ci rôle parce que sensibiliser moom du doy. te dafa mel ni booy déglu des fois benn boobu rek a fi nekk alors que mënoon na gën a bëri mus naa gis ci benn reportage en Europe bu ñuy sensibiliser ci parce que xam tamit di wax ak waa tali bi. toog ci ay bureau di waxtaan wala nga dem ci télévision yi rek di wax des fois c'est important nga dugg ci bus yi. wax ak passagers yi wax ak chauffeur si dem ci garage u mécaniciens yi dem ci garage u taxi ak tata yi parce que tamit sensibilisation bi yaakaar naa ne boobu proximité bi daf ci am solo. mais du ñëpp ay seetaan télé du ñëpp a mën a làkk tubaab du ñëpp a mën a dem peut-être ci ay conférence ak ay daje yoo xam ne dañ ciy waxu transport ak ay accident parce que souvent aussi da nga naan ñii est-ce que defuñu ko rek pour am ñu leen jàppale parce que léegi prévention yi da ngay gis ñu am ay sponsor am ay partenaires. ñu naan diw ak leen di jàppale alors que yow ñi nga war a waxal da nga leen fi bàyyi dem di wax ak ñeneen loolu aussi c'est un problème. Kals nañu bàyyi di politiser. li nga xam ne bi ay mbir la yoo xam ne dañ ko war a régler à la base. nañu bàyyi panel yi. ak forum yi ni ma koy waxee. séminaire yi tëju ci hôtel yi séminaire wala dem ba Mbour di fa séminaire di waxtaanee li nga xam ne moom mooy problème mu transport. attends il faut qu'on soit logique. ci démarche yi nga xam ne moom la ñuy jël. boo ne yow da ngay régler problème transport bi mu wóor la ne transporteurs yi ñi ci bëri ci ñi di dawal booy seet ci garage yi nga leen di fekk lan moo tax yow doo def proximité boobu dem ci ñoom seeti leen comme niñ koy defee ci secteur santé bi. man daal loolu laa lay wax Kals il faut que ñu bàyyi di tëju ci ay hôtel di waxtaanee loo xam ne population bi nga xam ne à la base ñoom ñoo ci war a bénéficier ñuy wax ak ñeneen amaana xamuñu sax hôtel boobu fan la nekk billaay dëgg la di ça waaw mais wax na dëgg xam nga nag Kals waaw le monde a évolué waaw boo seetloo démb ñu ngi doon wax waxu police nationale waxu seen communication léegi on est dans un monde bu nga xam ne gis nga boo demee États-Unis tey armée États-Unis dafa am gis nga yaa ngi wax dëkk de non dafa am
gis nga nu ma yeneen département armé nu ma amee je sais pas les gens qui s'occupent le régiment de l'artillerie, le régiment xawma des GIS noonu la amee un département érigé ba nga xam ne benn général moo koy diriger et ça s'occupe uniquement de la communication. dëgg la c'est-à-dire que c'est des militaires, des généraux mais qui ont des doctorats mais communication mooy lépp en communication. En fait c'est pas pour rien qu'ils ont mis ça en place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est un bataillon comme les autres bataillons sax la mais moo tax loo ci dégg ñooy premier pays le mot. Donc ça c'est la base maintenant dans le monde. naka la ñuy def tey ba nga xam ne ñi nga xam ne ñoom ñoo def prévention routière. On parle beaucoup de prévention routière mais j'aimerais bien que ñu teg suñu baaraam ci li ñuy wax prévention. duut foofu baaraam comme que on est dans des pays d'Afrique. Généralement dañuy dëgër bopp. balaa ñuy nangu benn affaire il faut que ñu wax ñu ko répéter ñu ko 1001 fois pour ñu koy door a nangu maintenant naka la ñu mën def ñun pour def de la prévention routière. Est-ce que dañu war a toog ci médias yi di lancer ay campagnes de sensibilisation de façon ponctuelle ou la prévention doit se faire de façon permanente? Moi je suis pour cette deuxième façon de faire. Pour man waruñu xaar accident yi mu am recrudescence des accidents pour commencer wax ci c'est-à-dire que du 1er janvier au 31 décembre tous les mois je veux dire war nañ jël au moins 2 semaines wala pendant tout le mois qu'il y ait des agents sur le terrain et ça de façon soutenue pendant 3, 4, 5 ans. Je pense que suñ ko defee noonu au bout de 3 ans au moins ñu évaluer wala au bout d'une année, ça dépend des objectifs yu ñuy fixé wu, au bout d'une année ñu xool ndax prévention boobu sur le terrain bu ñuy def et je veux dire dans l'ensemble du pays ndax ça a porté ses fruits et généralement ça va porter ses fruits si on s'adresse directement aux gens à qui on doit s'adresser. Très important, merci beaucoup Dissa loolu moo doon info expliqué di suñu actualité commenté tey sujet bi dafa am solo tellement ba am naa sax envie ñu yeggali ko wala ñu waxaat ci ëllëg parce que dem beeg dikk bi dafa am solo te tamit gars yi ñu bañ a am fit rek yor ay oto te duñu am permis ñiy dawal ci dëkk bi fii te amuñu permis ci réew mi dafa bëri te du yoon seen ay 2000 la ñu yaakaar ki seen 3000 te c'est pas normal. C'est-à-dire que tey jàpp nit muy dawal oto te amul permis bu ci kaso mënee ñàkk baax na waaye tamit bu ñu tegee sanction yu 10 dina tax nit bu yoree oto du am fitu di dawal oto te amoo permis. mais Kals les sanctions sont là. Ah oui. mais donc xam nga lan mooy contradiction bi tey lu tax sanction bi nekk fi ñi war a sanctionner nekk fi les fautifs nekk fi te sanction amul. dafa war a am de. Ça c'est la grande question. Merci beaucoup Dissa dinañu dellu soit ak yow ci tout à l'heure ci jotaay bi Kumba maa ngi lay gërëm bu baax. Merci beaucoup xam naa ni yow peut-être ñu ngi lay xaar ci kanam tuuti ci Midi Culture bi. noo def di nga ko ci dégg ndax liggéey bi ngeen di def jërëjëf nuyul ma waa rédaction bu King FM bu baax xanaa ñu ñam benn coon sec rek boo xam ne nii dañ koy may chauffeur si di leen ci béggee bu baax a baax le temps de retrouver également ba tey ci tali bi dinañ dem ànd ak Massayer ci xibaaru dem beeg dikk bi. Boy, now
ayca bu leen fàttali seen répondeur bu King FM téléphone baagoog 77 738 68 69 pour ngeen mën a bokk dama bëgg nag waxtaan wi nga xam ne ñu ngi koy waxtaanee ci chauffeur seeg taximan yeeg dawalkat yi ci tali bi xalaatuma sayer tey sax dama ko ciy bëgg a am ndaxte moom xam nga ni mënuñoo wax wàllum dem ak dikk fii ci réew mi wala ci di ko waxtaanee te ñoom duñ ci bokk muy taximan yi nga xam ne man maa leen bëgg ndax dégg naa ni yéenay numéro 1 fii ci réew mi lu ngeen bokkul neexul dawalkatu taxi yi di leen gërëm bu baax ayca téléphone baa ngi noonu mooy numéro bi ngeen mën a envoyé ay message ma jàllale ko en direct muy 738 68 69 désormais inchallah semaine prochaine on aura un autre numéro boo xam ne di ngeen jokkoo ak ñun en direct di waxtaan ak ñun ci 9-11 dina am minute boo xam ne ñu ngi ko dippee loo xamante ne ni pour yéen la voilà vous les auditeurs de King FM di ngeen ñu mën a woo di jokkoo ak ñun Massaer maa ngi lay nuyu ci suba si maa lay fay baax di jekkal ñi ngi xëyee dem beeg dëkk bi xëyee oto yi accident yi waaw sujet bu am solo kay gars yi ne sujet bi am na solo trop am na ñu ma ci woo di ko wax naan ma am na solo trop am na solo bëggoon naa ci am sa xalaat de waaw télé bi de dem beeg dëkk bi moom sëñ bi sa alaaji kal maanaam am na ñu joxe seen xalaat comme ni ko góor a mu waxee mais facteur yi bëri daf ci am solo télé bi ci la bokk oto bi ci la bokk chauffeur ci lañ bokk mais ba tey it suñu mbokki takk deri ci yoon wi aussi man génnewu ma leen ci parce que am ci loo xam ne lii man bu ma ko waxee defe naa ne bu ma waxee dëgg li am dëgg defe naa danañ ma jàpp ci lañ may fekk jàpp doy na waar kon dafa fekk dëgg laa wax de mbaadu dafa doy waar en tout cas bu ma waxee dëgg de defe naa danañ ma sa arrêté na ma yow yaa wax jooju billaay te dawal dafa nekk lu doy waar ma sayer loolu moom lu leer la moom doy na waar dawal dafa nekk lu bakkan yi moom ni muy defee ci télé bi doy na waar te yéen ñiy dawalit nag wax dëgg yàlla bëggeewu leen ko noonu mais quels la preuve mooy visite technique kan moo koy jox nit ñi du état waaw permis kan moo koy joxe dëgg mais da ngay gis ci oto yoo xam ne day leer ne ñii amuñu wallahi gis koo xam ne war nga xam ne kii warul am permis gaz man dañ may jàpp ci télé bi à cause de produit usé ma gis oto boo xam ne man maa ko gën a ñànkar oto fuuf damay romb dañuy wax déggal jooju wax rek nga xam ne yaa quelque chose waaw wallahi yaa quelque chose dëgg la de loolu nag góom boobu nag buñ ko faju duñ jokki lii de wax ñi danañ ko faj nañ bàyyi négocier bi ci télé bi tey tegu yoon gis nga Sénégal xamul yet boo génne woon yet sa tey léegi tey nit ñi léegi lépp ne cocc yet wee génnul wallahi yet wee génnul alors Massaer waaw ñu sanctionné jeex na alors Massaer yaa ngi ci tali bi bu ñu jokkoo ak yow dañuy bëgg a am xibaar yi nga xam ne moo ci jóge dem beeg dëkk bi nu Ndakaaru xëyee tey waaw xibaar dem beeg dikk bi ci Ndakaaru tey daanaka jafewul comme na mu daan demee depuis tabaski léegi seetlu nañ ne yëf yi métteegul noonu xam naa gars yi dañ ñëw baase oto yi waaw ñun jógee nañu rond point Liberté 6 amuñu benn jafe-jafe dem nañu rond point CVC xam nga deux voies ancien plus yooyu amul benn jafe-jafe VDN ñu ngi ko actuellement amuñu benn jafe-jafe kal dëkk bi dafa mel ni amagul problème de waaw ana nit ñi dafa naa nit ñi ñoo ngi liggéey mais oto yi dañ ko basé de te xam nga ni mu demee weeru sori na ci tabaski la gars yi jógee donc waaw fi mu ne nii dañuy xaarandi nit ñi ñoo ngi ci tata yaa ngi ci instant yi moom gars yi dëkk ci fu la neex kon taximaan yi fan yi doy na waar moom kay fi mu toll nii am na nañu ko bëggee ñàkk xat xam nga taximaan moom bu xatee rek arrangé doy na waar jërëjëf Baye Serigne maa ngi lay gërëm bu baax jaajëf ñu def noonu nuyul ma sa gaay yi bu baax danañ ko dégg ñoo ngi déglu bu baax tey ban garage ngay posé waaw xam naa ne tey moom maa ngi Médina Rue 6 yaa ngi Médina Rue 6 kon yow da nga jege RFM de waaw dinaa fa jege trop heure añ bi maa ngi foofu incha allah jeex na ëllëg si biir bi tali maa ngi koy may silmaxa maa ngi koy may taximaan yëpp ayca nañ ci gaañ ci suba teel si jërëjëf Massaer
bégee rek yow bégee rek am jàmm suñu borom lu mu namm noonu la ñu àndaat ak yéen ba ci kanam dinañu ñëw ci revue de presse bi ak Serigne Saliou Seck bi nga xam ne moom moo leen di dégtal léegi seen revue de presse également suñu reportage du jour ce sera dans quelques minutes le temps ñu tënk xibaar yi ak Serigne Saliou voilà nii la kay del ñëw ma lay gis Serigne Saliou bàyyi làqatu bi ah xale bi ma dippee neex a déglu ci rajo bi noo def maa ngi fi. mbaa yaa ngeen jàmm. non man yow laa faral de. yii ni ma la faralee sax dafa ëpp. Badou Mouhamed Ndiaye fan yii daf may tànnaas. waaw parce que dama ko ne paa nga xewi nga. surtout maam Yaxi laa loola. Mouhamed Ndiaye mu RFM. Ahmed Aïdara sax xewi na paa yëpp a bàyyi ñoom Abdoulaye Lam père Abdoulaye Lam. Yacine mii ñooñu la doon déglu. Badou ñoom père Abdoulaye Lam ñu koy defal revue de presse. léegi nag xam nga affaire yi 2.0 la. xale yi dañu digital. boo waxee fii rek Kader monté ci saa si. waaw ñu wàccee Sénégal déglu. ñoom Mouhamed Ndiaye nag dañuy sonn lool pour def revue de presse. ak ñoom Ahmed Aïdara ci yeneen rajo yi. acca ñu tëgg xibaar yi da nga bëgg ñu def benn jotaayu xibaar bu ñu paree doog a ñëw ci revue de presse bi. yëkkatiwaat nga ay kayit ngir dégtal ko auditeurs yu King FM tout de suite comme ni ma leen koy waxee le flash tout de suite avec Serigne Saliou Seck et juste après on se retrouve. Mesdames, Messieurs, rebonjour. Les brèves que nous démarrons avec les Sénégalais qui seront sevrés de pain pendant 3 jours si l'État ne désamorce pas la crise d'ici là. Selon le quotidien Tribune, le regroupement des boulangers du Sénégal a pris la ferme décision de croiser les bras les 27, 28 et 29 août prochains. C'est pour dénoncer le non-respect des engagements pris par les pouvoirs qui continuent de faire dans le dilatoire. La plateforme citoyenne Aar Li Nu Bokk compte intensifier le combat pour le traitement diligent du scandale du pétrole et du gaz et la mise en place de mécanismes pour garantir la transparence dans la gestion de ces ressources. Elle procède ainsi à compter de cette semaine au lancement de son nouveau plan d'action Occupé Sénégal Taxawu Fépp. La famille du jeune boulanger mort dans la nuit de vendredi à samedi à Thiès portera plainte contre X, a annoncé son père tout en se gardant de dévoiler les résultats de l'autopsie. Cette plainte n'a rien à voir avec l'autosaisine du procureur, a-t-il précisé, a rappelé que son défunt fils Amar Fatim Mbaye a été inhumé hier à Thiès. Cinéma, Mati Diop va recevoir de Marie Pickford Awade, la réalisatrice franco-sénégalaise, inaugure ce nouveau trophée qui récompense un talent féminin au cinéma. Son film Atlantique, couronné à Cannes, fait ses débuts en Amérique du Nord à Toronto le mois prochain. Sur l'international au Soudan, les généraux et les leaders de la contestation ont annoncé mardi 20 août la formation du Conseil souverain qui va piloter la transition soudanaise de 3 ans et 3 mois. Musique pour terminer ces brèves. Nous vous proposons donc Ndongo Di de Daradji Family dans Indiscipline, chanson qui évoque l'incivisme au Sénégal et dont le clip est sorti le 19 août dernier. La version wolof de ces brèves, c'est dans une poignée de secondes. yéen a ngi déglu King FM ci 99.4. xibaar yëpp tënk lay doon dañ koy tàmbalee kon ak réewum Sénégal rawatina askan wi boo moytuwul nag kon jamono ji ñu jëm dëgmal rawatina yu bés bi ñu jëm du ñu daal di lekk mburu xibaar bi quotidien bi la di la Tribune moo ko xëy xam li ci aw xëtam ba daal fi yokk ci ni kon regroupement des boulangers du Sénégal ñoo xam ni kon ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ñaar fukki fan ak juróom-ñett jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru août bi ñu dëgmal du ñu lakk mburu li ko daal di sabab moo di kon ñu ni dinañ def lu ni mel bu fekkee ni nguur gi defuñu li ñu diggante woon ak ñoom plateforme citoyenne bi ñu duppee Aar Li Nu Bokk ñoom nag kon noppi nañ ngir daal di yëngalaat seen bopp ñëpp dégg leen ba ñu daal di leeral kon coowul pétrole ak gaz bi ba tax kon ñu daal di teg weneenu yoon ñoom nag nee na ni ki ayu bés bi ñu dëgmal dinañ tàmbali lu ñu duppee kon wala sax ci biir ayu bés bi ñu nekk li ñu duppee Occupé Sénégal taxaw fépp maanaam kon ñu daal di lawal xeex bi fépp ci biir réewum Sénégal njabootu ko boulanger nekk tamit dawalkatu taxi Jakarta bi ñu faatoon fële ca benn dëkk ñaari gaar di Thiès ñoom nee nañ dinañ porter plainte ala xam ki ko xam ne nag moo di kon ki yore kàddu njaboot ga di bàyyi pa aji dem gi tamit moom li mu daal di xam ne moo di kon
bu ñu sukkandikoo ci li tukkee ci résultat yi am na lu leen doy waaye tamit loolee jotewul benn yoon ak li nga xam si moom lañ ñam def mu di plainte ci ak fàttali sax moom Amar Mafati Mbaye daal di nañ koy denc ni ki démb ca benn dëkk ñaari gaar di Thiès cinéma Mati Diop kon dina daal di jot ci kon leneen loo xam si mi ngi duppee loo xam si kon ñi ngi ko nar a daal di jébbal gannaaw bi mu amee raaye foofee ci film Atlantique bi mu doon amal ca Cannes moom nag gannaaw Sénégal kon dinañ ko daal di sargal foofee nga xam si moo di Amérique du Nord ay xibaar ci tënk ci dendu Afrique Soudan jàppale ni kon généraux ak leader yu contestation ya da xam ne nañ ñi ki démb kon nii dinañ tàmbali formation ngir conseil souverain bi nar a jëm jiite kon li nga xam si moo di transition ba foofee ci réewum Soudan jëm ci jàpp kon ñetti at yu topp ñetti weer tënkum xibaar yi musique lañ koy jeexale ak woyu ndongo di bu daara ji famille bi mu duppee indiscipline mu nekk woy woo xam si tamit da ciy ñaawlu ñaawteef yi nga xam si ñi ngi koy daal di def ci biir réewum Sénégal clip bi sax barki démb la daal di génn tant koñ bi yëpp boo dajale say paan ni karapit bu yàppa fes ci digg yoon bi mu paan chauffeur bi dugg taali bi doo daan bi faalewul xiiro bi ngaayo bi kook seen apprenti kenn aatewul ñaata chauffeur ñu lim pour le feu rouge dina jëm ki mooy waaja bi muy dawal ub seen bët ñu gëm indiscipline ku dem yóbbaale sa jikko li aram mooy ñàkk yara jikko tilim jikko indiscipline melokaan bi ngay dikke ci biti ni nga njëkke ñu ngi gis nuñ lay sikke indiscipline marchandise mi ngi noonu kon mbokk yi lii tënk la woon ci ay xibaar fii ak benn waxtu ñu tënkaat ko waaye Kalzu mooy woyal 9-11. Rejoignez-nous sur notre Facebook, Twitter, Instagram, King FM, première radio digitale du Sénégal. jërëjëf Serigne Saliou Seck ci tënkum xibaar googu nga xam ne moom la ñu andiloon muy ñaareelu jotaayu xibaar bi ci biir 9-11 bàyyeeguñu ndax xam ngeen ni mercredi bu jot wàllum koom-koom la ñuy waxtaane muy économie ak ni muy doxee fii ci réew mi tey nag suñu reportage du jour defe naa Fatou moo ko def. mi ngi noonu Fatou Sow moo ko def xam nga ni Kalz wax nga ko àllarba bu jot ci 9-11 li ñuy waxtaane moo di économie di wàllum koom ak dundinu askan wi bi yoon nag dañoo dem xool ndax xam nga ni ci tabaski gi lan jóge poos yu bëri day daal di wàcc bu baax a baax ñu dem xooli borom ñenn ci borom kër yi ak soxna yeek nu ñuy nekkee jamono ji waaye ñu bëri li ñu xam le moo di seen poos rës na bu baax a baax naam ni sax am na ñenn ci ñoom ñoo xam ni seeni soxna ñu ngi leen di jéem a jàppale tuuti ñu teewlu kon reportage bi Fatou Sow def ci mbeddi Ndakaaru yi ñu toog ci garage ñoom père de famille di waxtaan. ñu génn ci événement tabaski bi dépense su jënd xar xotti ak ñawlu lu jëm ci wàllu waañ lii di ay xeetu frais yu daaneel père de famille ci tabaski bi ba tëj xàpp seen bopp yi mu nekk ay jafe-jafe yu ñuy dund ak seenub njaboot ndax jamono yi ay poches yu vide la ñuy doxantoo. sant yàlla rek moom ku ci génn xam na ne affaire yi du yomb moom ci na moom mais yàlla rek moo ñu suturaal sant yàlla di xëy di ko taxale doom bokk ak njaboot bi suñu yaay yeeg sœur yeeg soxna yeeg tutànk yi xam nga yombul quoi mais sant yàlla rek. Modou lay wuyoo di ab marchand ambulant père de famille tam di ñu xamal ni bu tabaski bi weesoo ay jafe-jafe rek lañ ciy jànkonteel naam sax ñoom pasareewuñ waaye tabaski bi daa doon lu nekk priorité ci ñoom. bari na ay frais parce que borom njaboot nga amul njaboot tabaski bi ñu génnee nii say kay ñëpp ñu ngi taxaw ci njaboot yi pour wor waaw loo kii di dundal njaboot yi même man nii laa jógee nii dara yombul. yàq sax moom duñ ko def quoi waaw parce que ni ñu koy wutee moom doo ko yàqee noonu priorité rek la ñuy def lu mënul ñàkk yàq moom defuñu ko wax dëgg yàlla. ñenn ci ñoom di ñu xamal ni seeni soxna moo leen di jàppale jamono yi ci dépense looloo waxal seenu xel dal. da lay sonal rek waaye yemal rek sa dool li mu toll rek nga yemal ci loolu man de loolaa teg te sama jabar comparé la waaw amuñu benn problème mais may saa yi kay dafa dëgëre waaye mais garaaw bay naa yëpp ci yàlla waaw. tabaski bi ñu génn doon lu jur ndóol ci père de famille yi ndax dépense yu bari loolee jur ab laaj ngir xam ndax jotul ñuy économiser ci événement ngir moytu gaspillage bi. ay ci reportage du jour ci wàllu économie dem nag ci après tabaski lu am solo ngi noonu xam nga li tax mu bëgg rédaction bu King FM mooy dañuy teg baaraam bi fi ñu ko war a teg xam naa ni lii daal père de famille yi est-ce que dalul sama gars yi toog ci studio bi su ma amoon sañ-sañ bi sax damay ñëw yéen seen poste xool nu ngeen toogee parce que xam naa ni soble seeg pomme de terre bi yóbbu na lu bari.
ah xaw ma Saliou de waaye man mi di boobu ngay dégg yóbbu na lu bëri xam nga statut yi bokkuñu nag waaw xam nga booy ay xale lañ waaw waaye nag def naa gis nga li ñuy wax mois de août mag tuuti xale dara waaw fi mu nii ñu maa ngi koy dund bilaay waaw maa ngi koy dund waaye août rek nii di jeex war naa gaaw tamit waaxu moom war na koo def am naa benn copain Joola bu tudd Charles Senghor journaliste la bu ñu daan toll fii dafa ma naan Dissa weer bi dafa xóot waaw xóot lool naqaree seen alors loolu moo doon reportage bi Serigne Saliou mu mel ni lu ñëpp di dund la mi ngi noonu lu ñëpp di dund la te Dissa wax na ko jamono ji moom mag tuuti xale xam naa ñoom borom kër instant tuuti ñun xale yi yoruñu dara waaw mi ngi noonu li ci am solo rek mooy wax nga ko sànq 9/11 mercredi bu jot économie la ñuy def tey nag ñu jëmale woon ko kon ci borom kër yi ak nekkin bi heure bi nii Dissa mi ngi koy wax sànq mu nekk loo xam si fi ñu toll nii rawatina fin du mois bi ak tabaski même bu fekkoon sax nekkul fin du mois day xaw a metti ndax tabaski bi ñu jógee ak dépense yu bëri xam nga Sénégal moom fête bu ñëw dañ koy jël yanu ko di daw ak moom rawatina nag tabaski ak borom kër yi xar yeek njaboot yeeg lañ cay financé lépp dégg nga ci biir reportage bu Fatou Sow bi am na si sax ñuy wax ni jamono ji ñenn ci seen i soxna ñoo leen di jàppale kon mu nekk mbir moo xam si tamit war nañ ci bàyyi xel ba bu tabaski yu jub see rek ñu denc naam ne tamit sax duñ mën loolu waaye ñuy fàtteku leku ni kon tabaski bi dina weesu te def ci loo mën it da ci am solo dëgg la ndax après day continuer def ci loo mën dafa am solo mais xam nga Sénégal du ñuy tabaskee dafa différent ak lu yeneen dëkk yi ni ñuy tabaskee généralement tabaski fête bu am importance si ñun boo xoolee diggante xar mi ngay jënd ak xale yi ngay xottil ak dàll yi ngay jënd ak saag yeeg greffage yeeg ak wala voile yeeg wala kii yëpp daal di ciy ànd donte sax boo seetloo tabaski bi mu tombé na ak xëy na weer bu sorewul noonu tombé woon na peut-être salaire yi daan woon nañu ci muy ci privé bi muy ci public bi et c'est ça sax généralement mooy nekk problème bi parce que day fekk xaalis bi nekk fi tabaski bi taxaw donc faw nga def ko ci après nag boo ko ci defee le lendemain tabaski tamit da nga war a dund la vie continue donc c'est important tey jii mu am solidarité dans les ménages et wax nañ ko sànq ñu si gërëm jigéen ñi parce que vraiment dañuy takk seen sër taxaw jàpp si bu baax a baax loolu moom ñu ngi leen koy sargalee parce que bu doon ñoom tamit lambaay ñaaw day ñaaw de waaw lambaay ñaaw parce que dañoo toll ci jamono boo xam ne sax góor baax na jigéen baax na waaw sama moom daf ma daan wax naan gis nga Dissa sa jabar yaay sagam mooy sa sutura waaw yaay sagam mooy sa sutura waaw loolu de waxi mag la lu am solo la waxi mag la de donc ñoom ci la ñu dëkk surtout jamono yi nga xam ne dëkk bi daa maki yaa ko sañ a wax waaw yaa ko sañ a wax suñu président jërëjëf Dissa mais le temps ñuy retrouver suñu revue de presse bi nga xam ne moom mooy tëj jotaay bi partie technique bi xam naa yàggul léegi ñu jot suñu revue de presse jox leen ko nag parce que xam ngeen ni ñun en temps réel lañ leen di joxee mbir mi voilà dañ koy yàq léegi andil leen ko léegi ci tàng bi jërëjëf Serigne Saliou dinañu amaat jotaay ak yow suba incha allah ci 9/11 Dissa ma bëggalaat la tuuti rek waaw dama la bëgg a yóbbu Tëngéej ñu seeti ji suñu benn yaay foofu après ñu dellu si waat xam naa ni li ma lay jox ni dina baax ci yow yow nag da ngay jur got mag de yow waaw yooyu daf ci baax yow est-ce que xam nga ni def mooy nekk sama wet des fois waaw technicien plus animateur
ndeysaan day fekk di yaa nga fa xale yi muñ leen fu leen juram yërëm leen aja sens bi ci morceau bi moo am solo ndax mi ngi wane solidarité bi nekk ci jeunes yi à l'époque xam nga benn tubay 30 personnes bokk ko benn mégo cigarette ku xëcc jox sa morom xam nga jamono yooyu neexoon na camélia camélia rek nga xëcc jox 10 sax Yacine ne la may ma mos mbuusu café bu juróom ñëpp ku ne teg sa kaas nga compal ko si boobu mbuusu meew mi ngi jar ñetti dërëm billaay jamono yi ñu lekk 15-10 yaay fukki dërëm da ngay suur dëgg la da ngay am mburu am café am meew dëgg la waaw tool bi neex nag billaay boo paree teg sa benn gazelle bu ndaw def ci meew dëgg la jamono neexoon na de dëgg la jamono neexoon na de fekke wuñ ko de waaye jamono neexoon dëgg la waaw déedéet billaay ndeysaan billaay un message très fort jógee ci suñu yaay di ko gërëm bu baax xaar mbay mu tëngéej di ko ñaanal moom it gudd fan lool te yàgg fi ndax message am mi ngi des ba tey ci ndaw ñi heure bu ñu xëyee di ko déglu di fàttaliku lu bëree bëri sama xel dem ci waa tëngéej ñu leen di woowe waa Rio de Janeiro di leen béggee bu baax a baax tëngéej nag xam nga dëkk la bu am solo ci Sénégal c'est historique c'est une ville boo xam ne la fa nekkoon boo fa duggee rek xam ne fii dëkk boo xam ne démb la woon ba tey mais wax nga dëgg Kals et avant sax may dugg Tëngéej gis nga xaar mbay ma jaaga nga baal ma moom si boppam moom œuvre d'art la billaay man saa yi mu koy xool je vois benn œuvre d'art bu taxaw ak muuraay bi benn gis nga way bii su ma koy déglu dafa tënk Sénégal ndeysaan dafa tënk Sénégal dafa tënk jeunesse tënk borom kër tënk waajur tënk doom tënk solidarité bi nga xam ne tradition la fii ci Sénégal donc te fii ak 100 ans fii ak 200 ans wayu du fay waaw lii mooy way wu dul fay waaw moo c'est un peu normal nag parce que wax nga ko sànq Tëngéej la jógee waaw Tëngéej c'est une ville culturelle très culturelle historique également aada ak cosaan aada ak cosaan kan mënut a wax aada ak cosaan ci Sénégal rawatina ci communauté lébu te tuddoo Rufisque waaw man daal journaliste bëgg naa ci lii tamit waaw loolu ñu laal rek ñu génn dafa am solo parce que quand même suñuy fàttaliku quand on parle des grandes communes Dakar Gorée Saint-Louis le grand Baye Jacques il y a toujours Rufisque voilà le grand Baye Jacques le grand notre regretté un grand homme il faut le dire un grand homme qui a servi son pays qui a servi sa ville qui a quand même été quelqu'un qui a été un leader pendant 40 ans. Tëngéej daal bëri naa ba yàgg naa ak ay ndaanaan. C'est quelqu'un qui s'est battu pour l'indépendance de son pays. dëgg la de ne serait-ce que pour ça. il a été le porteur de pancarte. dans l'histoire est-ce que xam nga ni dañuy waaj a yendu ju Tëngéej ak King FM. waaw dañ koy waajal. loolu day rédaction dañuy décentraliser di yendu ci gox yi. fan yi dañuy waaj a dem Tëngéej ànd ak toute l'équipe. kon nag noonu waa Tëngéej fa la ñuy yendu suba si 9h suba ba guddi. émission yi fa lay amee kon nañu xaar réaction bu soobee yàlla fa la ñuy yendu dinaa leen jox date bi incha allah prochainement fa la ñuy yendu def toute la journée ak équipe technique bu King FM sama directeur Daouda validé na ko léegi mat na sax léegi équipe digitale bi tam di gis Tëngéej boo nekkee Tëngéej ñoom Yacine waaw rajo bi mel ni télé dëgg la jeex na ayca ñu dem xooli la revue de presse de Serigne Saliou Seck et on se retrouve juste après pour la suite il nous reste à peu près quelques minutes à passer ensemble 10 minutes yoo xam ne moo ñu desee et puis Ñaatamba mi ngi ñëw ci King Feeling moom it gunge leen ba 14h Serigne Saliou la revue de presse. li si yéene kaay yi ak Serigne Saliou Seck.
na ko yàlla yërëm ak siggi leen ko ndigaale foo ko déggee jàppal ni aw tiis am na fa ubbil l'observateur journal Rue 15 angle corniche bi ne njabootu ku ma Fatim Amar Mbaye ga nekk ca benn dëkk ñaari gaar di Thiès dégg nañ siggi leen ndigaale sabab li moo di seen doom janu fa faatoon ba mu juru coow ca biir dëkk yéenekaay bi xëy dinu xamal ni gannaaw la tukkee ca autopsie ba nu ca doon amal njabootu Amar ma Fatim Mbaye nee nañ dañuy porter plainte à la xam ca kanamu gendarmerie te it nee nañ la ñu gis te mu tukkee ca autopsie ba doy na leen ki doyalut woon ca dundu ko Amar ma Fatim Mbaye moo di Amici nekk soxnaa sa aji dem gi ci page 7 bu l'observateur fa la xamle ni boroom këram yiiroon na ko yërëmoon na ko te mësul xalaat mu dem bàyyi ko ci waxtu wi moom Amar ma Fatim Mbaye ki ñu bëri joxañ baaraamu tuuma ni ay yoxoom seetut ca na mu faatoo moo di El Capo ubbil Vox Populi yéenekaay bi ne El Capo di policier bi ñu wax ni moo faatoo Amar ma Fatim Mbaye génn na ca cell ga mu nekkoon tax journal bi xëy fisal am nataalam ci aw xëtam muy xamal sama naataangoy ni amul kenn ku mën a waat ni ba coow la di am fekk na ko fa moom El Capo mu yokk ci ni biir na ko ni loolee laale wu ca lu toll ni tar fatal ay ni ba tax amul dara lu muy tiit wala lu muy ragal El Capo tëj wax jane coow lu ni mel capitaine Mbeng misaaloon na ko xamal ko ni Thiès ak takk der yi sorewul ak xaj ak muus Le Quotidien lu ci mën di am daal benn dëkk ñaari gaar di Thiès yënguwaat na démb gannaaw ba la tukkee ca autopsie ba siiwee Jakarta maan ya ak takk der ya laale waat nan fa laale bu am solo ñi nar a laale ka takk der yi yeneen laale yu am solo ñoo di waa plateforme aar li ñu bokk enquête yéene kaay ñoo xëy enquête lu yaatu ci plateforme bi ak la ñuy waajal xëy becc ko seenu xët boole kook nataalu benn waxambaane bu takkuk fulaar ca bopp ba sol tiset bu nu xaatim sunu 400 000 journal bi ne plateforme aar li ñu bokk lancé nañu opération occupé Sénégal taxaw fépp maanaam tegi pexe fépp ci biir réew mi ngir ñu leeral coowul pétrole ak gaz bi li léeragul mooy ëllëgu PDS di parti démocratique sénégalais ubbil Les Échos yéenekaay bi ne fédération nationale des cadres libéraux góor gi di président Abdoulaye Wade génn na ca Cheikh Seck ak Aziz Diop te nag moom Pape di soppi dalal na ni ki démb cadre yi noppee joxe seen lépp ngir Karim Meïssa Wade ba noppi laaj leen ñaari profil yuy nekk ca kanamu fédération nationale des cadres libéraux Le Témoin quotidien ne crise bi am ci biir PDS ba am ñu ci góor gi génne laaj bi samp moo di ndax Omar Sarr mën na leen a jiite maanaam gàddu xeex bi ci loxom ba lépp leer li léeragul Les Échos nee na moo di rapport 2017 bu ARMP ndax nag journal bi nee na ba fii dara leeru ca te lépp nag politique rek moo nekk ca gannaaw drogue bu bëri ba nu jàppoon ca port bu Ndakaaru Libération yéenekaay nee na jàppaat nañ 4 tonnes ak genn wàll ci Sinébar ci benn navire bu Grimaldi buñ ko xaymaa ci koppar toll na ci 1 milliard ci xaalisu euro juróom-ñetti milliards ci xaalisu CFA mooy budget bi nu dégagé woon ngir defaraat pont Émile Badiane waaye nag Dakar Times nee na ba fii France daldi xëddeen te li ci gën a doy waar moo di acteur politique yi muy waa nguur gi di ñu fare ci kujje gi kenn déggu leen ñu wax ci melokaanu pont Émile Badiane te moonte nag Dakar Times nee na melokaan wa na la ko yàlla nëbbu li nëbbuwul te doy waar mooy nekkiinu ñi àndul ak seen xel tey taxawaalu ci biir capitalu Sénégal di Ndakaaru taxit journalu Futur Média bi di l'Observateur xëy wax lu yaatu ci seeni mbir te nëbbul dara ci seenu nekkin li nëbbul te leer kalz moo di xibaar bi dul neex Daawda ak képp ku sant Gay Tribune yéenekaay moo ko bind journal bi ne lakkatu mburu yi nee nan ayu bés bële di ñëw dinañ toog ñetti fan dunu lakk mburu waxi mburu mangoog waxi mburu mangoog dëgg la nag de parce que est-ce que sañ naa cee commentaire sax loo wax ci mburu mi yow man waaw je donne ma langue au chat. mburu mi de mburu dafa am solo. xëy na daaw am si solution. waaw parce que man de xam nga bu ma xëy see ay kilo mburu laay romb fii ci bottu bureau Daouda. waaw xëy na mu am ci solution. bu ma xëyee damay romb ay kilo mburu fii ñetti fan sans mburu moom dina doy waar man de ma mbokk lébu yi. waaw non ndekk li du problème sos bi kay mooy mburu mooy wax ji. waaw moo tax ma ne man ma mbokki lébu yi dëkk Yoof. séeréer si ak poñse bi. ñu bëgg mburu lañu. boo mënee nag Daouda dama lay jox benn conseil bu stratégique. yow wutal mbiskit rek daanaka mburu la wutal mbiskit mais booy da ngay wut mbiskitu Mauritanie bi. mais beñe bi nag bi gën a nooyee poñse. wala beñe bi baaxul. beñe bi day xaw compliqué yow jëlal mbiskit rek Daouda def ko ci saak bi rek yow bul lijjanti ndax mburu ñàkk na wala ñàkkul yow wutal sa mbiskit mu bari boo xooyalee may ci yaas rasul. waaw parce que problème mu mburu mi moom mbiskit mën na koo lijjanti. waaw daaw yow tamit stratégie laa lay jox nii. man de mbaa nga dem fii rek pàkku Lambaay. jënd ci fagadage yi. boo ko xooyalee ba mu gazef noonu stratégie laa lay jox. tappal lappa bi boo ko jëlee bàyyi ko ba mu gajef bu nooyee nga fëgg ko weer ko yow fëgg ko fëgg yu baax boo ko weeree mu bees tax bu fanaanee sax day gonflé ci yow li ma lay wax ci mburu nii dinaa xamoo sax li ma lay wax ci mburu laa xam ay mbiram ci yàlla non mburu laa xam ay mbiram et puis voilà day baax ci yooyu noonu voilà moo tax loolu daal am na solo nag waaye xam nga mburu moom mënut a ñàkk en tout cas ministère bi moom
ñoom seen coow bëri na nag war na cee war na cee taxaw surtout xam naa dinañ ci ñëwaat nag du ñàkk ñëwaat si ak waa direction du commerce intérieur waaw parce que loo xam-xam sàmm ma dem a gën naa ma sàmm gën naa xam boppam dëgg la duñ fa taxaw nag du xool ba suñu ma mbokk libu yi sama mbokk séeréer yi di nga xam ne du ñu am mburu bu ñu xëyee ndékki te bu baax dañuy gaaw a mer te vraiment waruñoo mer kon nag naa wax ak nañ posé fii waa Caameen nag nu ñu def ak mburu waaw Pape xam nga Pape Samba sama xarit la waaw donc du ma bëgg sori ci loolu waa Caameen xam nga ni yàgg nañoo mburu waaw mais Pape Samba moom daanaka mburu moom wala dem ak waa Sénégal dafa yàgg kon boulanger yi nañu jéem a def ay jéego jërëjëf di sa cant ak ngërëm ñeel na la di la gërëm ak sa rédaction bu King FM ñoom la ñu àndaloon bi ñu xëy ak léegi jukki nañu nag li nga xam ne yëpp la ñu dëxañoon tey li ñu bëggoon a def lépp sax xëy na yemul waaye ëllëg am na beneen jotaay boo xamante ni dinañ ko def may fàttali jotoon nañ def trafic info xibaaru dem beeg dikk bi ak Massaye reportage du jour tey économie la woon après la tabaski gis ngeen ni poche yi mel xaw a doy waar répondeur u King FM mooy jeexal jotaay bi ci kanam waaye également revue de presse bi ak Serigne Saliou Seck di ko gërëm mën ngeen ko déglu en mode replay ci suñu www.kingfm.sn la première radio digitale fii ci Sénégal di gërëm suñu invité Gora Khouma mi nga xam ne tey doon nañ wax ci accident yi ñu nemmeeku ci tali bi te muy ay jéye yoo xam ne musiba laa ko dippee ndax bëgguñu di gis ay suñuy doom di faatu ci tali bi di leen gërëm bu baax di ça merci et puis rendez-vous demain inchallah jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax 9-11 Pape Doudou Thiam mi nga laal tuuti nag Pape Doudou dinaa man ak moom ci kanam la ak